jërë ngeen jëf mbokku Firi Info ñu ngi la ñuy ziar bu baax di leen bëggee di wax ne ñu ngi passé liggéey bi tey ñu ngi fii nga xamante ni moom leen taxawoon semaine bee passé ñi mu ñu fa woon taxaw mais boo la gisee ñu taxaw fi am na lu tax ñu taxaw fi fit ak li nga xam ne mooy njàmbaarte ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di liggéey pont bi tey yegg na si jàmm ñi nga xamante ñoo ko seqoon gis nañ ko commune de Fass Cekkeen ak commune de ñi nga xamante mooy commune de Saly ñi nga xamante ni ñoom ñooy chef de village yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy population commune de Fass Cekkeen ak population commune de Saly ànd ak ñaari maire yi nga xamante ni mooy maire honorable El Hadj Mor Dieng ak ki nga xamante ni moom mooy le monsieur le maire honorable Makhady Mbaye ñoo àndoon ak ay nitam ak seen nit boole seen doole ñëw jàpp si li nga xamante ni si pont bi ba far yàlla daf mu yegg tey pont bi yegg na nit ñaa ngi ñuy taxaw pour ñëw inaugurer ko c'est normal ñu inaugurer ko parce que ku liggéey boo yeggee war nga ko mën a inaugurer pour ñi nga xamante ni tey def nañu seen doole ñoo xam ne mbir mi sotti nag jàmm. lii la leen waxoon moom mooy route nationale numéro 1 fii nga xamante mooy si biir commune de Koungheul gisoon neen li nga xamante moom mooy jafe-jafe yu amoon keroog bu pont bi daggee ba tey li nga xamante ni tey si économie Sénégal li warul jaar fi dugg biir Koungheul ba ram ba si au niveau national Dakar vraiment amoon nañu ci ay jafe-jafe nit ñi waa Gambie mënutoon ñëw dugg waa Sénégal tamit mënuñoo ñëw dugg parce que keroog ndox mi pont bi daggee ba jafe-jafe yi métti amoon na. tey nag ñu war a jàkkaarloo ñi nga xamante ñoom ñoo ŋànkoon li nga xamante moom mooy liggéey bi danañ ñu wax dégg neen si ñi nga xamante ñoom ñoo yoroon liggéey bi si pont bi ñu def nañ fi plus de 1 million et quelque xëy na tamit loolu dinañ si dem ci nga xamante ni ñoom ñoo yoroon sànc bi ñu confirmer ñu ko par rapport ci li nga xamante moom mooy liggéey bi tey boo leen gisee bi liggéey bi da ngay yaakaar ni sax benn entreprise wala benn société moo ñëw defar ko fekk ni loolu lu ko waral moom mooy nit ñi ak seen yitte ak seen doole moom moo tax ci nga xamante ni moom mooy lii liggéey bi kon damay ñëw ñu ànd ñu dem si ñi nga xamante ni ñoom ñoo yoroon liggéey bi ñu waxtaan ak ñoom ñu jox ñu ay leeral ci li nga xamante ni moom mooy si pont bi jërë ngeen jëf. Ousmane Thiaté gis nañ li nga xamante ni mooy liggéey bi tàmbali bi ba nu mu yeggee tey gis nañ li nga xamante ni mooy ñu ngi siy jàpp jeunesse bi ak ñëpp ak maire yeeg yëpp tey bi nga demee ba gis li nga xamante ni moom mooy pont bi yegg na yow ban gis-gis nga am wala ban jàngat nga xam ne mën nga koo def fii nga xamante ni mooy ci pont bi ñu taxaw nii. voilà asalaamaaleykum waa Firi Info voilà di wax ni rek alhamdulilahi rabil alamin parce que début ñu ñoo defoon cri de détresse lancé ko à l'endroit des autorités départementales maanaam ñu lancé woon benn message à l'endroit des autorités départementales ginnaaw ba pont bi daggee ak léegi cela fait une semaine mën naa wax 8 jours parce que booba léegi ñu nekk ci situation yi va-et-vient yi ba tey gi nii yàlla def na ñu yegg ci aboutissement on a vu vraiment le bout du tunnel alhamdulilah rabil alamin di wax ni rek soo gisee loolu yëpp am force de mobilisation ak solidarité ak vraiment nu ñu koy waxee ne accompagnement moo ñu indil lii yëpp donc force de mobilisation bi loolu c'est social en quelque sorte mais encore une fois mën naa wax lu waral lii yëpp ba tey jii nii ñu taxaw fii c'est encore une fois mën naa wax à 99% le socialisme et donc l'esprit solidaire l'esprit du développement du monsieur le maire El Hadj Mohamed Dieng moom moo waral lii yëpp quoi donc boo gisee nii tey jii nii ñu mën a taxaw fii vraiment di jàllale message di remercier l'ensemble de la population l'ensemble des personnes qui ont eu à participer vraiment à la réhabilitation wala réfection c'est parce que y a la main du maire El Hadj Mohamed Dieng qui a mobilisé vraiment tous ces fonds je peux dire mën naa wax loolu parce que il a dégagé une somme conséquente donc mën naa wax plus d'1 million parce que approximativement yëpp 1 million 200 la je dis bien approximativement 1 million 200 la quoi donc les 200 000 c'est le maire de Saly Escale qui a donné en guise de contribution loolu moo ko yeggal 1 million 200 donc les 1 million voire plus même El Hadj Mohamed Dieng moo ko def génne ko ci poosam nekkul appui état nekkul appui keneen ak keneen moom moo ko génne ci poosam propre moyen mu ne na vraiment aider population afin que les activités ñu mën ko reprendre tey boo xoolee de l'autre côté y a une voiture qui quitte de Koungheul pour mu dem frontière donc soo gisee loolu El Hadj Mohamed Dieng moo ko waral ak toute sa famille ñu naan alhamdulillahi rabbil alamin di naan jërëjëf El Hadj Mohamed Dieng. est-ce que bu depuis bi nga xamante ni tàmbali ngeen liggéey bi par rapport que am na beneen autorité wala beneen responsable bu la woo si suufu wala koo xamante ni bëgg nañu ñëw participer ci li nga xamante ni mooy pont bi ngeen doon def nii ndax am ngeen loolu jot ngeen ko wala amoo leen si benn ki. bon pour cette réponse man
naa wax non je dirais non et non et non li tax may wax non et non et non keroog bu pont bi daggee dimanche ma génne def sortie lancer appel la population de Koungheul Socé. Il y a une seule autorité départementale qui a pu réagir, moi El Hadj Mohamed Dieng en l'occurrence. Certes, c'est le maire de la commune de Fathiekken, mais boo xoolee yoon bi c'est une route départementale. C'est une route transfrontalière en même temps. Li fiy dugg ci économie mar d'Italie boo gisee le gros de cette économie là ñu koy bénéficier c'est la commune de Koungheul. arrêt bu fi nekk garage Koungheul ñoo fi nekk donc liy jege fii fële lay dem. quelque sorte donc bu ñu lancé appel à l'endroit de toutes les autorités départementales c'est très normal à ce que ces autorités départementales voire régionales ñu def réaction mais non amul El Hadj Mohamed Dieng Kot ak Makhari Mbaye ñoom le président du conseil départemental deful benn réaction positive mën naa wax positive l'état deful benn mën ne positive parce que dafa xaar ba pont bi clôturé mu soog a ñëw fii juste pour xawma quel était le but de sa venue ici quoi. Le venue ça depuis quand? waaw ñëw na fii démb laa dégg man gisuma ko fekkeewu ma ko quoi mais li ma mën a wax El Hadj Mohamed Dieng Makhari Mbaye ñoom ñoo dégager seen i fonds mobiliser seen i nit ñëw ñu defar pont bi ba tey jii ñu mën a ciy taxaw wax. Population bu Fathiekken rawatina bu Koungheul Socé. ak département bu Koungheul yëpp. tey maa ngi fii ci pont Koungheul Socé taxaw fi nga xam ne moom mooy ci digg pont bi mu doon un sentiment de fierté ak mbégte bu rëy li ko waral nag mooy fan yi ci ginnaaw dafa nekkoon ci moment boo xam ne tey waxuma la ci digg pont bi waaye li jege ci pont bi sax kenn ñemewu faa taxaw ndax par rapport li nga xam ne kamb bi nga xam ne amoon na fii nga xam ne tey ndox bi moom moo ko dagg loolu nga xam ne tey ndox dagg na ko defe naa ne loolu xajul ci doomu aadama ñun ñëwoon nañ fi taxaw comme ni ko Ousmane waxee wane woon ay image yoo xam ne tey suñuy wax ndox bi fu muy toll à la hauteur nit dañ ko doon weddi sax ne ndox bi mënul yegg foofu mais ku ko gisul ku ne rek da ngay jàpp ne mënu fa yegg mais les images sont là won nañ que ndox bi fan la yem ak li nga xam ne pression bi nga xam ne tey noonu la fay ñëwee loolu nag bi mu amee comme niñ ko waxee dañoo defoon li nga xam ne cri de cœur parce que dafa am loo xam ne tey askan wi mënoon nañ ko seen bopp am loo xam ne mënuluñ ko seen bopp bi ñu ko defee nag ñu jooytu ko mu am ay réaction yoo xam ne jóg na réaction yi nga xam ne tey war na permettre à ce que tey fu ma taxaw nii ñu mën ci taxaw ak keneen oto yi mën faa jaar ak sareet yi ak ñeneen ñoo xam ne mën nañ fa jaar parce que amoon na moment fii waxuma laa nit sax mënu fi jàll ak tànkam asuma laa oto soit sareet soit moto tey kon nit ñi bu ñuy ñëw fii nii di romb sans souci c'est parce que am na li ko waral nag tey loolu lañ bëgg a wax nit ñi xam mooy lan mooy que ne tey le maire El Hadj Mohamed Dieng waaw moi je trouve que le géant du département noonu laa ko tuddi parce que tey waxuma laa sax li nga xam ne mooy les actions sociales mais lépp loo xam ne tey dafa bokk ci wàllu développement ku ci woow El Hadj Mohamed Dieng daf leen naan la bu manqué yow la te loolu la wone fii. est-ce que mën nañu xam ñaata la fi El Hadj Mohamed Dieng def. moom lay ñëw bëggoo yàkkamtewul léegi dinaa la jox point par point voilà li mu fi def tey su ma ko waxee tey mun nañ ko estimer parce que chaque en guise de contribution li nga xam ne moom mooy xaalis nee nañ 1 million mais moi je trouve que c'est dépassé 1 million parce que li tax ma ne la dafa dépassé 1 million tey loolu c'est un moyen financier loolu mooy li nga xam ne tey génnee nga ko ci xaalis pour joxe ko def ko ci pompe mais quant à maintenant moyen physique ak li nga xam ne tey moom mooy moyen li nga xam ne yeneen moyen la waaw moyens humains tey buñ mënuñ ko évaluer waaw moyens humains mooy li nga xam ne tey mobilisation askan wi bi mu def ñu ñëw fii pour ñëw liggéey si parce que xam ngeen ne fii la ñu gis fii ni 1 million rek mënu ko liggéey buñ ko doon liggéey dëgg-dëgg comme buñ ko doon évaluer normal 1 million mënu ko liggéey mais il a mobilisé sa population ainsi que la population de Saly Escale comme niñ ko waxee ñu mobiliser wu ñëw taxaw fi
tey boo ko doon xool man du ma doon estimer bu ñu doon xool pont bi waxuma laa ay at de mais mun nañ def 10 ans yoo xam ne fii. garantie bi 10 ans. waaw parce que li ko waral mooy ay xeer yu mag nga xam ne tey man su ma ko doon yëkkati man kenn mënu ma koo yëkkati. ay 10. di olof di wax ñorgor. jeex na yooyu lañ yëkkati def ko fi ba mu fees del ba pare nag boole ci ay ciment yoo xam ne tey en dehors de ça indi na ciment yi pour ñu mën koo defar mu gën a suudewu loolu moo tax ma ne la tey buñ ko doon évaluer c'est plus d'1 million. loolu lañ mën a wax physiquement parce que loolu lañ gis ci xaalis nii. mais quant à yeneen moyens yi moom def nañ ko ni mu ko waree. loolu nag permettre na à ce que tey population bi ñuy mën a vaquer def seen soxla. quant à ay yeneen leader ñëw nañ fi pour di fi indi li nga xam ne mooy ndimbal. man je trouve que loolu sax jarul sax ñu siy débat. dégg ñu ne yeneen autorités indi nañ fi ay ndimbal. xam nga bu fekkee ne dañuy waxante dëgg. ñun dañoo dégg ne autorités am na yeneen autorités yu ñëw indi moom lay wax. bu fekkee dama ne. bu fekkee ne dañuy waxante dëgg. tey bu fekkee ne dañ ne mbir xew na. bu fekkee ne li ngay woote dëgg moo nekk si yow. tey kenn warul la faa jiitu. mais munoo xaar bu jaan gi jàll. ba pare ngay topp ci ginnaawam nga ne da nga koy duur. ñu ñan la. mooy ñi nga xam ne tey yaa ngi koy wax je ne veux même pas citer leur nom. parce que c'est des fainéants man noonu laa ko mën a jàppee. le fainéantisme et des actions politiques yi nga xam ne dañ koy def allant dans le sens boo xam ne amul benn sens. amul benn njëriñ bu fekkee ne askan wi moo la tax a ñor biñ la waxee ne pont bi dagg na kenn mënu faa jaar booba nga waroon ne yëkkati say moyen la nga ñëw minimum que ce soit nga ne man bii ne nag tuuti bii laa am mais mënoo xaar ba nit ñi defar seen pont. ba nga xam ne kenn nekkutoon fi nga soog a déplacé wu ñëw fi nga ne yow da ngaa am loo xam ne moom ngay ñëw def ci pour des fins politiques. ñun loolu la déggee dafa am nga koy wax ji am na ko moom. est-ce que mën nga ñu je parle du président du conseil départemental monsieur Assane Diop. très bien qui dit que ne moom tey def fi ñëw indi fi loo xam ne benn somme la boo xam ne xoolal dama ne la. somme bi ñaata la. dama dégg ne ñu ne 100 000 francs la ñu wax. kan la ko jox. xaw ma kan la ko jox. parce que fekkuma fi man loolu fekkuma fi. donc tey mun naa wax ne loolu du njëgu ataaya sax ñun liñ fi naanee ataaya waxuma laa ci 1 million mais liñ naanee fii ataaya ak ndox bu sedd matu ko kon tey on ne peut pas dire que ne moom def na fi dara afin que mu indi fi ay presse di ñëw di filmer à des fins politiques pour wan ne moom en réalité moom moo defar lii non il faut qu'ils arrêtent ça bu leen askalu yi soxlaa nañ ñëw moment bi nga xam ne moom lañ leen soxla suñ ko mënul. nañu bàyyi bu nit ñi defaree ba pare avec leurs moyens et leur physique nañu bàyyi di ñëw di def des actions politiques. loolu amul benn sens. dégg nañ ci am na benn nit koo xamante ni amul ndomba tànk responsable la si commune de Fass Cekkeen. waaw amul ndomba tànk amul dara dégg nañ ci moom dugal nañ si moyen bu baax a baax ndax da nga ñu koy confirmer kooku nga xamante ni moom mooy Babou Khady Dieng da nga koy confirmer waaw wala déet. voilà xam nga bu ma waxee le maire El Hadj Mohamed Dieng. xam nga El Hadj Mohamed Dieng da nga wax. maa ngi ñëw. voilà bu ma waxee le maire El Hadj Mohamed Dieng tey du ma daaneel lu dul retourné waat si njaboot bi quand je parle du njaboot bi moom je parle tout ce que des gens yoo xam ne ñi nga xam ne tey ñoo collaboré wu ak moom di ànd ak moom di liggéey. très bien. et particulièrement monsieur Babou Khady Dieng. très bien. parce que moom tey xëy na ci pont bi lañ nekk loolu lañ mën a wax ci pont bi la ñuy mën a wax li nga xam ne tey def na ko ay effort def ay moyens xam nga sànq maa ngi lay naan la dañuy naan 1 million mais c'est plus que ça. Voilà. Parce que nee naa la même lu ñuy naanee ataaya ak ndox bu sedd rek ëpp na lool. Donc Babou c'est une action boo xam nit la koo xam ne nit ku social mun naa wax ne il fait partie des gens yi nga xam ne tey ñoom ñoo njëkk def pas. li nga xam ne moom mooy réhabilitation pont bi. parce que pont bi mosoon na yàqu. bi mu yàqoo tey bi ñu mobiliser askan wi nii comme niñ ko mobiliser woon moom moo génnoon ay moyens am ñu defaroon ko. loolu mën nga moyen boobu ndax mën nga ñu see digal lu toll ñaata la xaalis la wala dafa ñëw pour jàpp si. non dafa indi xaalis ba pare ñëw jàpp si liggéey bi encore yendu. ñaata la lañ joxoon. non loolu moom bu ñu ko doon évaluer moom tamit loolu la wax. benn somme rek pour ñu xam pour ñi nga xamante ni ñu ngi si àdduna bi yëpp ñu mën a xam ne point bi moom def na si loxoom te amul ndoom en tant que responsable te mu ngi liggéeyal Macky Sall. loolu laa lay wax dama ne la. dama la wax li nga xam ne moom laa njëkk wax. mooy pont bi mu njëkkee am jafe-jafe. boobu contexte boobu laa lay wax. boobu du woon ren jii nii sax boobu ci 1 an 2 ans ci ginnaaw la.
defoon na fi loo xam ne lu am solo la à travers benn mouvement bi mu taxawaloon. ñu tuddee ko mouvement pour l'émergence de la commune de Fass Cekkeen. et mouvement bi dafa wuyoo turam. parce que bi ñu taxawalee mouvement bi ça ne fait même pas une semaine pont bi am problème mu am jafe-jafe. automatiquement mu ne ma Juma en tout cas mouvement bi tey war na wane mener ses premiers pas. D'accord. mu ne ma nag moi je suis prêt à ce que li mu laaj bu fekkee ne ay carburant la ñu jënd ko def ko ci ay oto. ñu mobiliser les gens mu génnee xaalis presque lu mat ay 800 000 def ko fa. indi ko fii. D'accord. ñu defaroon ko ci pont bi ñu defar ko. D'accord. yàlla def pont bi amaat jafe-jafe. tey ñu ñëwaat fii encore defaraat encore pont boobu noonu mun nañu wax ne chapeau à monsieur Babou Khady Dieng. parce une que dernière question rek mooy une dernière question si Babou foofu xam ne nit ñi ñu taxaw mais est-ce que moom si boobu dafa ñëw génnee xaalisam rek di si def wala dafa indi ay xeer indi ay ciment sol tenue bi ñëw di liggéey. déggoo li ma la wax dama ne la. voilà dafa indi ay xaalis ba pare dugal ko fa. ba pare sol ay tenues comme tout le monde. ñëw di jàpp ci xeer yi. ñu koy tegandoo ak moom. voilà moom Babou. ñëw fii pour bàyyi ñu fii mu dem. moom Babou. surtout bi may wax bu njëkk bi woo ak bii yëpp dafay ñëw bokk ci participer. c'est pas une question que ne da ngay sol ay yére yu rafet ñëw taxaw nit ñi di liggéey nii. non dafay yëkkati teg comme tout le monde. góor gi noo gisee pont bi. waaw pont bi moom alhamdulilah rabbil alamin dañ ciy kontaan bu baax a baax ndax gaari nañ fi ay fan yoo xam ne mënuñoo dem léegi nag comme gars yi defee nañ ko nii am nañ ci kontaan bu baax a baax ñu ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla defal dëgg barke Cheikh Tidiane kontaan nañ. waaw yéen waa Koungheul Socé yi ñuy jaar kontaan nañ trop fi mu nekk ni kay waxuñu dara lu mu sant yàlla sant borom dëkk bi rek sant waa dëkk bi yëpp. ak waa looy wax si Alaaji Modou Dieng bi nga xamante ni ak Makar yi taxaw. mooy suñu yaakaar. moo tax ñu defal pont bi soo see ñu añ yàlla Modou Dieng. jërëjëf. yàlla Modou Dieng man mi nga xam ne suma keraan fii maa ngi def Koungheul maa ngi di yàlla Koungheul soo see ñu dem añ yàlla Modou Dieng. ñaar fan toog nañ fii peut être kenn demul Koungheul. jërëjëf. ba tey ñu ngi taxaw kenn koo xam ne ci chauffeur la bokk sëñ bi ñu ngi lay nuyu noo tudd. Saliou Cissé. Saliou Cissé li nga xamante ni mooy yow nga doon chauffeur gis nga li nga xam ne mooy pont bi léegi yow lan ngay wax ci li nga xam ne mooy si pont bi. waaw wax dëgg yàlla kontaan nañ ci bu baax a baax ndax lii dafa nekk loo xam ne nii ñun yàgg nañuy bëgg lu mel nii amuñu ko comme nag ñun amuñ ku ñu defal Alaaji moo defal nañu ñun mënuñoo tante kenn ku Alaaji moo jàng wax dëgg gàcce ngalaama yal na yàlla fay ko. amiin waaw kontaan ngeen bu baax. kontaan nañ bu baax a baax suñu amoon keneen ku mel ni moom buñ ci amoon juróom dootuñ sonn. waaw ñun buñ ci amoon 5 personnes rek dootuñ sonn wax dëgg yàlla. ñëpp a kontaan moom. yal na yàlla dolli jàmm. vraiment day jàll temps yi dañuy bëgg a dee ci àll bi dañuy wiiri fii dañuy oto yëpp yàqu nañ ok jërëjëf. Les jeunes qui sont dans notre localité Koungheul. En fait, c'est une fierté pour moi d'être là et de voir qu'on a terminé quelque chose et qui va servir la population de Koungheul Socé et tout le monde. Parce que c'est quelque chose qu'on utilise, nous tous, que tu sois un habitant de Koungheul ou Gambie. Ah oui. Donc c'est une fierté en tant que représentant des scouts du Sénégal et particulièrement des scouts de Koungheul. Mais c'est quoi la signification du scout de Koungheul? Scout, c'est un mouvement de jeunesse. En fait, scout, S, service, croyance, obéissance, union et travail. C'est ça le mot. Maintenant, c'est un mouvement de jeunesse qui a pour but d'aider chaque fois les jeunes. Genre, quand quelqu'un est dans le besoin, les scouts sont aptes à servir. Et nous sommes là, nous avons répondu à l'appel du cœur. L'information nous a été donnée à travers par M. Babou Khady Dieng. C'est lui qui nous a informé que les habitants de Koungheul Socé ont besoin de l'aide. Et nous avons répondu présent. C'était quelque chose qui a été vraiment dur. En fait, Vous êtes le coordinateur des scouts? Je suis le CG, c'est-à-dire le chef de groupe de Koungheul. Oui, des scouts de Koungheul. Vous basez où? Ici à Koungheul, exactement. Koungheul commune. Ouais. Merci beaucoup. Votre dernier mot. Bon, je remercie M. Babou Khady Dieng qui nous a impliqués dans ce travail. Et aussi les habitants de Koungheul Socé qui étaient vraiment aimables. Donc merci. Merci Suzanne. Aduna assalamu alaikum wa Sénégal. Assalamu alaikum commune de Fass Cekkeen. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen baalu ako rawat na sama grand Ousmane Thiati ak Juma Camara ñoom fu ñu taxaw rek man waruma wax waaw boo gisee may wax xam naa ne
ñoom ñoo ma jox ndigal pour ma wax mu Ousmane Thiaty ak Juma Camara ba ñoom bu ñu waxee rek man war maa wax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lu waral taxawaay fii nag taxawaay fii ni foog mu am parce que am na jamonoy paas fii moom kenn moo fii taxaw comme sama garaan ni ñu ko waxee rek muy Juma ak Ousmane Thiaty mën naa coow li yëpp li ma ñun El Hadj Mohamed Dieng mooy suñu président El Hadj Mohamed Dieng mooy suñu maire El Hadj Mohamed Dieng mooy suñu lépp man de bu ma ko taxawee El Hadj Mor Dieng taxaw El Hadj Mor Dieng la parce que moom laa xam moo may njëriñ en tant que taximan. waaw bu ñu demee ba yëg ni pont bi yegg na tey yow ban réaction nga njëkk def. fii mun naa wax ne képp ku nekk département de Koungheul rawat na commune de Fass Sédiène boo gisee nii dirom parce que am na jamono ba ñun taximan yi man sama moto sama tool nijaay bu nekk fii nii foofu lay fanaan foofu laa koy gaara ma dox dem Koungheul soosi fanaan fa bu ma yeewee ma doxaa dem fekk ko foofu jël dem Koungheul dem liggéey man am loo xamante ne mun na ma mën si dundal samay njaboot. jërëjëf. ñoom dama taxaw ba El Hadj Mor Dieng defar nit ñi ba ñu dund ba ñu dox seen tànk yi ñi ñoo bëgg a si boole xam naa ñoom pont bi ba ñu ko gisee yàq-yàq toll na foo xamante ne noo mënta am alal boo ko gisee rek da ngay anir doo ko gaaw a songu ndax nu mu yàqee day wax ne lii bu ma ko songee rek du ma ko mën a defar lii xaalis bu bëri la laaj. jërëjëf. El Hadj Mohamed Dieng ba ñu ko waxee matagul semaine sax mu ne lii danaa ko defar fii sama yoon la. baax na jërëjëf defar ma ko waa Koungheul Socé dama koy defar ngir sama bopp. kon ñu ngi sant yàlla sant El Hadj Mohamed Dieng. ok merci beaucoup. ñu si jàmm. ba tey ñu ngi taxawaat chauffeur yi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekk gis nañ ñu ngi leen. ñoo lay ziare. ñu si jàmm nan nga gisee pont bi. sa waay pont bi kay bu tawee Koungheul lay fanaan dafa bëri ndox ba dox. kontaan ngeen si liggéey bi. sant yàlla kontaan nañu bu baax a baax kontaan nañu franchement moom kay nañ ko na defar rek. jërëjëf. xool fee laaj ngir dagg fa dis gi maa ngi ko jëlee 35 000 sant nañ leen. ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw ñu ngi lay fay waay. naka coono ñu ngi lay fay. sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax a baax. liggéey bi baax na. waaw sant yàlla wax dëgg yàlla kontaan nga bu baax. waaw kontaan nañ moom ñun nit oto yi. kontaan nañ fi ndax barki démb rek. fii leen ngiro ba sama dig si daal lakk. te 30 nangam mi lay jar. ngeen defaral ñu lii duñ def lu kontaan si yéen. léegi ñun waa commune de Fass Cekkeen ñoo leen ko defaral ñun de. waaw kon commune bi sant yàlla bu bëree bëri waaw. waa commune de Saly Escale. ñi nga xamante ni mooy ñu leen honorable El Hadj Mor Dieng. incha allah rabbi ok jërëjëf. jaajëf asalaamaaleykum département Koungheul asalaamaaleykum commune Fass Cekkeen asalaamaaleykum commune. maa ngi nuyu ñëpp du nuyu waa Koungheul Socé du nuyu borom dëkk bi ak imam bi ak responsable yi nga xam ne ñu ngi yeewoo fii ci Koungheul Socé di wax rek ne dama ne jërëjëf El Hadj Mor jërëjëf El Hadj Mor jërëjëf El Hadj Mor li waral tey ñu mën a taxaw fii El Hadj Mor Dieng la ndax yaakaar naa fan yii métti na lool Koungheul fii ba Gambie kenn xamul ñaata village ñooy jaar fii ñu xëy pont bi dagg kenn ku ne xamoo fi ngay fëlee ji pour mën a génn dem Koungheul te yow boo seetee marchandise bi nga xam ne mooy jege ko Gambie war a dugg Koungheul kenn xamul nu mu toll. kenn xamul ñaata oto mooy jaar fii kenn xamul ñaata oto seret mooy jaar fii kenn xamul ñaata moto mooy jaar fii pont bi dagg nit ñëpp jaaxle kenn xamul fu ñu jëm duñ tëddee duñ nelaw buñ taxawee xamul fu ñuy taxaw El Hadj Mor mi nga xam ne moom la yàlla jiital si département bi jiital si commune Fass Cekkeen dégg ko ne man mii de sama askan ma tax a jóg sama département ma tax a jóg sama commune ma tax a jóg tey moom dinaa faar rongoñ yu gën a bëri tey yi aw ci yoon wi nga xam ne moo jëm fii ba Gambie ndax dinaa taxaw defar ko te bu ma ko defaree faar naa rongoñ yëpp ndax nit ñëpp triste nañ nit ñëpp jaaxle nañ El Hadj Mor ñëw defar ko ak fond bu am solo woo commune Fass Cekkeen tout naam am na ñum recruter di leen di defal leen di leen di fay par weer ñooñu tamit ànd ak ñi nga xam ne ñooy population Fass Cekkeen ñëw yaakaar naa bi ñu ñëwee am na see fekk nañ fi njiit lu man njiit muy Babou Dieng mi nga xam ne moo fi taxawal xale yi biñ ñëwee man ñëw naa fi bi ma ñëwee damaa contacté Babou ndax man gisuma ko ma contacté Babou gis seen ko muy génne fële Koungheul Socé mal alhamdulilahi rabil alamina gannaaw gis naa Babou wuyu na ma te mi ngi ñëw kon ñëw na kon fii xol sedd na booba laa retourné man delluwaat Koungheul ma xam ne fii waruñ ko woon a wuccee rek El Hadj Mor Dieng ak maire Saly moom it ñëw na ak population def na fond waaye dama yaakaaroon ne yoon woo xam ne dafa jógee koo Koungheul jëm ba Gambie ñu ko war a defar bëri nañ de
maire yi ko war a defar bëri nañ conseil département war na dugal loxoom képp ku fi war a mën a jaar mën ngaa dugal sa loxo war nga ko wuccee rek Alaaji Mor Dieng. jërëjëf maire tant que di nga sa kàddu wax nga ni conseil départemental mais est-ce que en tant que maire ndax pont bi bu mu démarré ba tey ndax ki nga xamante ni moom mooy conseil départemental. man de keroog bi ma xam na la woowul la. man woowul ma keroog bi nga xamee ne pont bi dagg na gaa xale yu góor yi ñëw damaa sum sama li may jigéen damaa sol samay dàll ñëw ba fii mënu ma dara nag. waaye ñëw naa taxaw. est-ce que yow woo nga conseil départemental ki nga xam ne. woo ma conseil département waaye fi ñëpp déggee conseil département dégg na fi ndax bi ñu paree ñëw na fi kan moo ko woo loolu la waroon a jiite ginnaaw xam ne dana ñëw na ñëw sa teel ñu bokkandoor ko sumbandoor ndax dañ ne conseil département olive maire yëpp xanaa moo élève commune yi waru toog ba ñu koy woo ñun loolu laa yaakaar man. jërëjëf. te nag di gërëm nag ndaw ñu yëpp nag di gërëm ndaw ñu ñëpp keroog boo fi ñëwee macha allah boo sànnee sa mbaatu sax du tag pont bii tey ku la wax ne ay doomu aadama dong ñoo xam ne ñoo dëkk fii ci commune yi ñoo ko liggéey nga ne déet. jërë ngeen jëf ba tey li ñu leen ko waxoon ñu ngi si liggéey bi ba tey di ànd ak yéen di leen wan li nga xamante ni moom mooy pont bi jamono bi nga xamante ni dem na ba yegg ñi nga xam ne seqoon ko ci liggéey bi ñu commune de Fass Cekkeen ak commune bi nga xam ne moom mooy commune ba Saly Escale mais rawatina liggéey bi mu nekkoon ci responsable Mame El Hadji Mohamed Dieng ñi ngi taxaw tey kenn koo xam ne ci dëkk bi la dëkk mu nekk Ibrahima Camara frère si Mame Ali Camara muy chef de village bi gis neen Ibrahima gis nga li nga xamante mooy liggéey bi yegg na si jàmm ba nit ñi ñu ngi siy jaar tey en tant que représentant chef de village tey ban yëg-yëg nga am tey si bés bi. xanaa kontaan rek paa bi kay moom macha allah lu mu def fii kay moom yàlla rek moo ko mën a fay yàlla mu yàgg fii suñ kanam waay paa bi kay moom suñ paa la ñun moom suñ papa la moom lu mu liggéey fii moom kay macha allah loolu moom kontaan nañ ci moom lool. te lu mu def fii ci dëkk bi bari na lool. du béy rek kontaan nañ ci moom jërëjëf. kon léegi instant bi comme boo gisee de xel mën naa dal. waaw moom suñ kër lan la wax dëgg yàlla macha allah dem na mën na suñ jigéen ñi mën na dem Koungheul uti dugg ji ñëw yëpp suñ kër bi dan waaw kontaan nañ ci lool. kontaan nañ ci lool jërëjëf waaw. inauguration pont bi kon monsieur Babou Dieng gis nañ ni liggéey bi dépp bu mu tàmbalee taxawaay bu am solo taxawaay bu leader ñëw nga sax effacé taxawaay diggante doom ak bayjur da nga ñëw en tant que jeune en tant que leader tey ñu gis li nga xam ne mooy inauguration bi tey bu nga gisee li nga xamante moom mooy pont bi yegg en tant que responsable yow loo yëg. waaw asalaamaaleykum aouzu billahi mina shaytaani rajim monsieur Dramé maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu groupe Firi Info comme ni nga ko waxee li ma yëg mooy kontaan rek fierté bu am solo moom laa yëg gën ci yëg ne mbooloo mooy doole su ma nee mbooloo mooy doole mooy tey buñ ne Saly Escale ne Fass Cekkeen ñëpp dajaloo ak dëkk yi nga xamante ne ñoo wër Koungheul Socé ak Koungheul Socé ci boppam seen ndaw ñëpp génn mu nekk mbooloo mu am solo ñu dajee di xeex benn xeex ba yàlla may nuñ ci ndam kontaante dëgg-dëgg lañ ci def kontaante googu moo law ba ci yaakaar naa ne képp koo xamante yaa ngi ci département bu Koungheul kontaante googu moo nekk ci yow rawatina ki nga xamante ni moom mooy sunu kilifa di l'honorable Mohamed Dieng membre conseil économique social et environnemental moom it xolam sedd na guy. tey mën naa wax ne lépp loo xamante ni defoon na ko fii xolam sedd na parce que nit di nga am sa alal nga bëgg ko investir ci benn place mais investissement bi du demee nu mu war a demee moo tax tey lii am fii xolam sedd na ci guy ak le maire Makhari Mbaye moom it maa ngi déggante ak moom it xolam dafa sedd guy mën naa wax daal ci résumé mooy bépp askan boo xamante yaa ngi yeewoo ci département de Koungheul rawatina les deux communes de commune Saly Escale ak Fass Cekkeen ñoom ñëpp kontaan nañu bu baax a baax. jërëjëf Babou ba tey tamit gis nañ tàmbali bi depuis bi ñu ko tàmbali ba tey yaa ngi ànd ak jeunesse doon liggéey ndax yaa ngi doon dund ay jafe-jafe par rapport ak ay moyens wala sax dafa dëgg ñu préparé seen moyens yëpp door a ñëw tàmbali. waaw Dramé comme ni nga ko waxee je pense que pont bi mi ngi dagg le 29 août. dimanche le 29 août ci la dagg le 29 ba le 2 septembre. ci lañ ko engagé je pense que boo xoolee diggante bi 5 jours la kon je pense que mobilisation bu gaaw bu rapide bi nga xamante ni tey kilifa yi def nañu ko kon yaakaar naa ne métti na waaye métti boobu lu mu métti ñun
muñ nañ ko bu baax a baax suñu xol bég na ci bu baax a baax en tout cas daal problème bi ci diggante 5 jours ci la xewee ba ñu réaliser ko ba tey ci le 5 ñu taxaw fii tey di ko inauguré. dégg nañ si nit ñi ñu ne Babou Khady jàpp nañ si jàpp bu am solo yow mi nga xamante ni tey yow yaay Babou Khady si ban côté nga jàppee physique si wàllu liggéey bi wala si financièrement si wàllu alal. waaw Babou Khady li mu si jàpp parce que mun naa wax ne amul solo li ëpp solo rek mooy kilifa gi nga xamante ni tey moo ñu yónni moo ñu délégué à ce que ñu taxawu liggéey bi ba tey ak li mu ci def ak ñi mu ko àndal di la maire Makhary Mbaye parce que tey comme ni ñu ko waxee ñun suñu estimation moo doon 1 million pour l'honorable Mohamed Dieng 200 000 francs pour le maire Makhary Mbaye mais tey Babou Khady Dieng ak lu mu mën a def man loolu feeñul quoi li gën a feeñ mooy li fi askan bi def loolu moo ëpp solo tey ba tey yaakaar naa ne gis nañ ko oto yi ñu ngi jàll sareet yi ñu ngi jàll moto yi ñu ngi jàll borom tànk yi bépp képp ko xam ne am nga soxla fii ba Gambie yaa ngi ñëw di dem amatuloo benn blocage. ban message ngay jox ñi nga xamante ni ñoo la jàppaloon ci liggéey bi rawatina waa commune de Fass Cekkeen village yi ko yu wër yëpp ak commune de Saly Escale ñi nga xamante ñoom ñooy jeunesse bi. waaw Mohamed Dieng ak le maire Makhary Mbaye ñoom ñëpp jokkoo na ak ñoom ñu ne tey di bisu inauguration bi ñoo ngi sant le chef de village de Koungheul Socé ñu ngi sant aussi ñi nga xamante ni ay ndaw leen dëkk biir Koungheul Socé il faut ñu citer leen. parce que dañoo taxaw temm bi depuis mbir mi xew ba tey muy. ki nga xamante ni Ousmane Thiati yaakaar naa ne bi loolu amee bi ma contacté dama ne ko da ngay dem ci pont bi nga def fa ay vidéo ci la ñëw mu def fi ay vidéo envoyé ma ko ba ñu nit liñ ci waroon def ñu def ko moom it ñu ngi koy sant bu baax di remercier sunu lépp di seeni jawle di sunu lépp nekk koo xamante ni moom it tànqamluwul dara lépp loo xamante ni bëgg-bëggu askan wi la rek daf ciy taxaw temm ak aussi suma secrétaire général parce que dañu am benn mouvement ñu koy wax mouvement émergence pour la commune de Fass Cekkeen di MEFT Juma Camara moom mooy le secrétaire général moom it nekk nit bu jàmbaar yaakaar naa ne tey ñooñu ñoo piloté liggéey bi ak ki ñu wax El Hadji Guèye dëkk ba Saly Escale vraiment ak sumay rakk ak ñi nga xamante ñoom ñooy responsable yi nekk ci commune de Fass Cekkeen bugguma dugg ci ay cité mais mun naa ci cité ku mel ne le deuxième adjointe au maire madame la maire Koumba Dieng ak ñi nga xamante ñoom ñooy waa Saly Escale en tout cas kilifa gi nee na sant na tundu Koungheul Socé wi yëpp sant na ñaari population yi di population Saly Escale ak population wu Fass Cekkeen ak ñi nga xamante tey mooy chauffeur si jógee ba garage bu Koungheul ak seeni njiit ñoom ñëpp dañu mobiliser wu déglu appelu l'honorable Mohamed Dieng parce que Mohamed Dieng li mu am mooy ay moyens mais nit ñi parce que am na ku ko wax sànq ci biir waxam mu ne tey bu ñu doon estimer li ñu dugal fii ci alal ñoo ngi naan 1,2 million am na sax sama benn xarit bu ne 1,5 million mais boo estimer tey en moyenne de humaine li fi wàccoon vraiment kenn mënul xayma loolu. en tout cas sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di wax ne Mohamed Dieng mën naa wax ne département de Koungheul mooy bëgg-bëggam avancement wu département de Koungheul mooy bëgg-bëggam lépp loo xamante lu mu yëg la ci bëgg-bëggu askanu département de Koungheul si loolu lay xëy si loolu lay gontu je pense que fan yee ci ginnaaw rek créé na fi ay emploi tey la commune de Fass Cekkeen plus de 40 personnes emploi ni mu ko defee ci la commune de Fass Cekkeen noonu la ko defee ci la commune de Idda Mouride